mais ces nervis est-ce que mënul nekk un précédent dangereux parce que gis nañ en face aussi discours bi ni yëkki homme politique yi ñu ngi génn ñoom tamit surtout ñi nekk si opposition bi ne ñoom tamit dinañ organiser wu. am seen sécurité bopp ku leen dóor ñu fayu. est-ce que dóor fayu à la longue si état de droit bu mel ni bu Sénégal mënul jur yeneen jëye yoo xam ne nii lu ñu waroon a mën a éviter la. man li nga ma laaj ñi dafa doon question ba am ni dinaa ci xaabaabal tuuti. waaw parce que dafa am lu ñu ci concerné dinaa ci ñëw mais du ma ne nervi sax ay milices nañ quoi xam nga il y a pas longtemps ñun ñu bokk ci ñun nekk Kara Sécurité te ñu téye ci 43. ba léegi naa ci ñëw dañ leen doon traité ay milices on a vu les journalistes maa ngi jégalu fa ñu tudd leen ndax ñoo ko ku ci mel ni Madiambal Diagne lu ne wax nañ ko ci ne sëñ Modou Kara dafa yor ay milices te ñooñu. ça fait depuis 2005 il existe mosoo dégg violence bu ñu def mosoo leen dégg arrêté nañ leen ak arme après dinañ ñëw ci ñoom seen forme organisation et tout mais tey bu ñu wax sax affaire de nervi le pouvoir a des milices l'opposition a des milices c'est ça dañu wax affaire bi mu jeex ñoom ay milices armées nañ yor noonu la mbir di demee waaw. ñoom de garde rapproché lañ koy tuddee. non du garde nekkatul garde rapproché waaw parce que ñoom ils sont ku nekk yaa ngi préparé pour violence loolu moom moo am ci dëkk bi. waaw te ñun dañu yaakaar ne ci révolution politique un politicien bu nekkee ci li mu war a nekk fu ko neex mën na fa dox sans garde du corps même dafa am la xam ni tu vois les autorités là dañ gis kenn ku ci déplacé même dans son fief politique il te vient avec 50 garde du corps au nom de quoi. mais Bougane Gueye Dany da doon sur le tànk waaye bu mu fa demee. mais ñoom ñëpp la gis nañ li ko fekk. mais même Bougane d'accord da koy def na am na lu ko fekk mais ñoom it bu ñuy dem dañuy yóbbaale. waaw seen kaaraange waaw ñun on est contre ça. parce que nit bu fekkente ne da nga bëgg jàmm da ngay fexe ba cadre bi nga nekk nga teg fa jàmm mais tey un politicien jamono ji Sénégal bu wàccee rek la armada bi muy àndal ak ñi muy àndal nañuy bindoo yow sa xel du dem ci jàmm ragal ngay ñëkk a def or que ça doit pas se passer comme ça dañu war a nekk ay nit ñoo xam ne dañu war a sociable jege population yi mais c'est pas ça waaw. yaa ngi koy junj sànq Kara Sécurité si weer yi ñu weesu. tuddoon nañ ko si wàllum coow. déjà centre yooyu noonu. tëj nañ leen carrément. wala centre yooyu ñu ngi existé ba tey. ah bon centre yi existé tul parce que tëj nañ ko ñi nga xamante ne ñoo ko doon jiite di ko def te lillahi taala nga xamante ne ay sénégalais ñoo fa nekkoon seeni doom ñu jaaxle woon ci ñoom indi leen fa ñoom ñu ci waslu àq di ci liggéey nga xamante ne ñëpp xamoon nañ ko centre yi ñun boo xaatee mbir mi sax am na lu ci xaw a reetaan da nga jékki-jékki kenn waxatu ci dara waaw. ndax am na lu ndaw luñ ci tuddoon ne am na ay nit ñu dee mais yaakaar naa Sénégal justice am na fi famille 15 personnes dañ fa faatu mais loolu état du ko bàyyi noonu justice du ko bàyyi noonu. mais président neen am ñoom bu leen jàppee dëkk bi yëngu. yooyu ay wax la rek kan nañuy jàpp xanaa du ci Ahmadou Kara Mbacké Noreyni waaw loolu ay wax yu yàqu la waaw. centre yi ñi ko doon def ñëpp xam nañ ne lu baax nañ ci doon def sénégalais yi ñoo doon jël seen i doom di leen fa yóbbu ñoom ñu leen ci yar xam nga légalité dafa am légitimité am waaw. tey Magal Touba bokkuloon ci calendrier bi pour ñu def ko fête waaw tardivement nag nañ ko def. dañu dem ba xam ne lii activité bu légitime la ay sénégalais ñoo ko bëgg amal na njëriñ askan bi ñu ñëw fekk si leen ji nga Kara Sécurité li ci doy waar sax parce que tamit ñun dëgg la dañuy wax ci wàllu zahir waaye tamit ñun dañu am gëm-gëm fii ku nekk boo gëmul sëriñ si rek am na loo gëm waaw sa ndigg li takk nga ci ay ndomba wala yaa ngi diwoo saafara noonu la mbiri demee spiritualité dafa am mais bizarrement. li doy waar mooy depuis problème mu Kara Sécurité bi si la affaire de milice commencé am doole ci dëkk bi c'était en novembre si la agression yi ak meurtre yi mel ni lu accentué wu waaw parce que tamit ñoom ñoo ko bind y avait 300 et quelques drogués délinquants yaa nga xam ne bi ñu tëjee centre yi bàyyi nañ leen ñu dem dans la nature ñun juste bi ñu tëjee centre yi y a des parents yoo xam ne gisuñu seen doom am na ay parents yoo xamante nii dañ lay waat ne ñoom lan mooy solution ndax seen doom la mu nekkee woon mu ngi ci dellu waaw bon dañu jàpp ne loolu. kon ba léegi nii am na ñu fa nekkoon ñoom te nii seen waa kër gisaatuñu leen ba tey. ba léegi am na ñaam nii daanaka ñoom bañ leen fay indi daanaka sax dafa am nañ leen fa indee parce que seen i waajur mënatuñu fi woon ci ñoom dara c'était pas des gens yoo xam ne dañu sociable woon dañu moo nekk ci biir kër waaw amatuñu woon ci ñoom yaakaar ñu indi leen fa ndax nit it mooy li Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di wax ngir suñu borom li mu wax wala de karam naa bani aadama ñun yàlla dañoo fonk doomu aadama nit kenn du ko jël di ko sànni ndax du guro booy jël di ko sànni waaw nit ak nu mu mënti mel
état bu munti nekk dañuy war a bàyyi xel considération bi nga xam ne moom doomu aadama la. am na benn question bu doon subsister est-ce que sëñ bi yëgoon na li fa doon am yëpp parce que aussi yeneen yi ñu doon wax ci presse bi di ko génnee gendarmerie waxoon ko ci est-ce que loolu noonu yëpp tamit. waaw mais foofu dama lay kii mooy li ñu wax ñoom dañ ko wax mais loolu amul parce que loolu bi mu amee sur le champ ñun démentir nañ ko te déggoo kenn ne maanaam loolu dafa am waaw foofu li fa amoon dañ doon waslu ak ci doomu aadama yooyu fa nekk xam nga nit ku ñu indi. ku nekkoon di vagabonde exemple ba sori ba yaram bi yàqu di 15 ñun ñëpp xam nañ gars yi ni ñuy mel ñu jël la fa indee la fa noonu nga ñëw ak say dagg-dagg ak lépp mais loolu du foofu lañ la ko defee maa ngi jégalu centre bi exemple les parents venaient chaque semaine pour xool seen ay doom dañoo ñëw di xool seen i doom du benn prison bu nekk ajak-jak ba nga xam ne c'était si biir dëkkuwaay la exemple bi nekk Guédiawaye mais ci biir quartier la nekk ci biir amoo yi la nekk foofu noo fa mën séquestrer nit et puis du ay bërëb yu yaatu waaw bon dafa am la nga xamante ni fa ñu xaat ko foofu it la ñuy lancer benn appel bu ndaw rek ñoom ñi ñu fa téye ils sont 43 Cheikh Ahmadou Kara Mbacké na li mu wax bu fekkee ne am na ñi ci tooñ waaw ndax affaire yi dañu dul détail lépp mais dafa tàmbalee ci benn problème bu ndaw ñu jaari fa ubbi centre yi jël dem ci centre yi lu jotewul dara la. ay scooter lañu voilà waaw léegi nag ñi nga xamante ne dañoo nekkoon ci centre yi ñu ngi leen di ñaan ak ñi tooñul nañ leen bàyyi ñu dem ça fait 6 mois instruction bi am. waaw fii peut lu nekk justice mënoo taxaw di ko wax waaye ñu ngi koy topp xam nañ li ci nekk mais li ci nekk dafa yenootul maanaa waaw nañ ci wax foofu dañ ciy jàllale di wax ne hier dans notre déclaration dañu wax ne tey bu fekkonte ne marche dafay faj dara ñun ñu jug marche ndax ñun 43 ci suñu biir téye nañ leen fa depuis 6 mois te pourtant kenn gisuñu jug marche parce que marche yi fajul dara marche la gars yi defoon en 2011 pour jëlee fi Ablaye Wade léegi dañu mën continuer chaque fois président bu fi ñëw bu amee lu ñu àndal ak moom rek ñu jàpp ne marche moo koy faj. am na solution exemple bu gën a gaaw. ndax day ñëw si sëñ Modou Kara di ma leeral ndax wax na ko wala wax ko. dafa sàkku si xalif général des Mourides ngir mu wax wala boog ngir mu fexe ba suba ñu bañ a def benn marche benn yëngu-yëngu. non loolu sont des journalistes qui ont dit ça Cheikh Ahmadou Kara waxul loolu. Adama Gaye par exemple Cheikh Ahmadou Kara sàkkuwul dara lu dul ndigalu xalif général des Mourides moom kañ dafa lay ni rappeler pour ñu sàmmante ak wormal kaddu Serigne Mountakha waaw ndax Serigne Mountakha mënul ñëw investir ni mu investir woon ci problème bi. parce que tamit dañu wante dëgg yéen vous êtes dans la presse xam ngeen bu baax tension bi fi mu tolloon. demoon nañ ba mbir yi pour dox ci jàmm sax may permettre ñu ko woon kenn amul fit wax ci. waaw Serigne Mountakha def ci li mu ci def. en l'espace de 2 mois ngeen gis ni mu ci investir même financièrement jël alalam def ko ci lépp pour bëgg jàmmam. mais mënuñu toog benn weer ñaari weer. mu mel nii ñiy jug di wax ci kujjeg politique bi ñoom wax jooju bàyyiwuñ ci xel waaw te birki démb Ndiaye bi problème amee mel na ni kenn ci ñoom amuloon solution waaw ndax kaw rek moom moo doon profilé wu à l'horizon sëñ Mountakha intervenir waaw mais dafa dëgg yàlla moom Cheikh Ahmadou Kara li mu wax ak li mu digle. mooy que ne kaddug sëriñ Mountakha nañ leen ko sàmm waaw nañ leen sàmm kaddu sëriñ Mountakha ndax moom li ko taxoon a jug mooy pour jàmmam mais fii mbir yi jëm ak discours bii di profilé wu à l'horizon maam bu ñu ci toppee yaakaar naa jàmm dootul am te Sëñ Tuubaa nee na wa salaamun alaa man ittaba'a al-hudaa. kon waxi Adama Gaye boobu si loolu sukkandiku moom. wax boobu ñun xam suñu sukk xam nga tey Sénégal presse bi dafa tax ku ci nekk dafa mel ni lu la neex nga wax mooy wax sa xalaat la. da ngay gis quand même day wax ci benn sujet ba am ni maîtriser wu ko amul tenants yi amul aboutissement yi parce que juste que yow da nga jël position xam nga ñun léeg-léeg pour dégguñu dafay xaw a jafe parce que tey suñu leader parfois ñu génn. njiitu réew mi def lu mu war ta doxalee la nga xamante ni du ko wax waxu biir te am na la ni bu ko kilifa defee kenn du ko wax ci biir ci kaw nga wax ñëpp dégg Cheikh Ahmadou Kara wax ko ñu ne Cheikh Ahmadou Kara yi bàyyi na Macky Sall ñu toog ba mu yàgg opposition bi wax lu rafet mu mel ni pouvoir bi ànduñu ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké ñu ne appuyer maanaam loolu waaw moom nag dafa wax boppam xam nga nit moom doo wax sa bopp pare ñu ne la maanaam du lii dafa ne woon moom régulateur la waaw moom si régulation lay dox régulation nag boo ci dox da ngay xool li nga xamante ne moo nekk dëgg maanaam nga wax ko waaw bul xool li arrangé ma Samba wala ma Demba or que Sénégal problème boobu nañ am fi mu ne nii waaye mooy bu xew-xew amee yow boo ci waxee rek nit ki day xool moom fi mu far ndax loolu arrangé na ko waaye xoolatul dëgg bi
waaw Cheikh Ahmadou Kara moom. loolu après sax dina ñëw 23 juin. yéen lan moo si seen position. mën naa ko yaatal yóbbu ko si PVD. yéen ban approche ngeen si am ban gis-gis ngeen si am ban taxawaay ngeen si am. xam nga 23 juin dafa nekk benn bis bu ñu bëgg a def benn jour symbole. tey loolu moo am fi mu ne nii. parce que projet de loi bi Abdoulaye Wade bëggoon jàllale. gars yi taxaw na ñett du dañ. bon ñun nag dañuy waxante dëgg xam nga un peuple dafa war a am ay symbole. waaw am ay date. mais ñun 23 juin jàpp ñu ne am na lu mu firi booy xool dëggantaan njaay. maanaam ci li nga xamante ne mooy vie politique gu. maanaam Sénégal. waaw 23 juin ñun mënuñu gëm loolu. mënuñu gëm ne am na lu muy symboliser. ndax loi boobu nga xamante ne Abdoulaye da ko bëggoon jàllale. ku ne xam ne dafa tegewul woon sax ci xel. waaw boo toogaatee def recul magnifier nañu courage yi ñi wàccoon ci terrain bi ba opposé wu ci loolu. mais yaakaar naa loi boobu dafa doon woon sax lu yenu maanaa. waaw bay war a mun jàll. waaw léegi nag bu ñu ko bëggee tamit jàpp bi symbole yaakaar naa tey du doon ci violence ñun ci loolu lañu àndul. fii de kenn waxtee gu fi violence moom. ñi dañuy manifester place de l'Obélisque ñi dem terrain HLM Grand Yoff. non xoolal discours bi ñu dégg nit ñi di wax waaw xam nga tey koo décortiquer discours am mu ne la man waxeewu ma foofu. waaye nag dañu yore ay nopp yore ay xel. discours vent-en-guerre bi gars yi def buñ ko continuer parce que tey yow dès l'instant nga dajale ful mais mënoo leen maîtriser ful ak contexte de tension bi ñu nekk. dès l'instant que yow nga dajale leen yow mënatoo leen maîtriser c'est ça la réalité. waaw te discours bi ni ñu gisee ñu koy waxee damay yaakaar ne bu ñu deful ndànk rek foofu la ñuy jëm.